mbokk yi jërë ngeen jëfati ñuy àddu ngeen di teewlu ci leeru jamono la voix des sans voix Walfadjri Thiès fréquence bi di 88.8 tey jii ñu am mbégteeg bànneex dalal fii seen émission pencum Thiès ki nga xam ne mooy monsieur Ndiaga Diaw du secrétaire général bu PDS Thiès Ouest mais également secrétaire général UGTEL département bu Thiès mais également membre comité directeur bu PDS waaye tamit membre secrétariat national bu PDS Ndiaga maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu bu baax Ndiaye di nuyu auditeur ak auditrice yu Walf FM yëpp di nuyu Thiès waa yëpp di bég bu baax ci dalal bi nga ma dalal di sawar également am jotaay ak waa Walfadjri di nekk ci seen disposition pour question yi nga xamante ni bëgg nga ñu waxtaanee ko. di fàttali ba tey ñu ci ànd ak également sunu confrères yi di waa Thiès Info Mourad maa ngi lay nuyu moo ne ci technique bi kaddu gi Ibrahima Ndiaye comme ni ma ko waxee tey jii nag di samedi fukki fan ak juróom-ñaar muy 17 octobre ci atum defe naa ni ñaari junni ak ñaar fukk muy 2020 mu ngoog tey comme ni nga ko waxee lu ay di njàmbat actualité bi la ñuy tàmbali mooy démb defe naa yéen a ngi woon Ndakaaru seen permanence ba Mouhamadou Lamine Badji ngir renouveler seen instance yi wala ngeen càmbar daal lu jëm ci wàllu restructuration parti bi mais également ci wàllu njaayam carte yi mais yow yaa fa demoon defe naa ni ci waa PDS bu Thiès xëy na ak ñeneen waaye daal yow lañu dalal lan nga fa jëlee démb. bon comme li ma tàmm di jëlee ci li nga xamante ni mooy suñuy activité wala suñuy cérémonie ak suñuy manifestation parce que il faut pas que ñu fàtte que le Parti démocratique sénégalais c'est le plus grand parti au Sénégal avec des jeunes des femmes engagées ay cadres yoo xamante ni kenn ku ne da ngay wane sa cofeel sa bëggeel ci président Abdoulaye Wade mais également ci Parti démocratique sénégalais léegi nag choc des ambitions yooyu bu dajee du ñàkk léeg-léeg mu am ay jaxasoo comme ni ko yeneen parti yi di amee mais li ma gis démb mooy ku ne da ngay wane ne maa gën a bëgg maa ëpp yéene maa gën a bëgg mu baax ba léeg-léeg dana am ay woroo yu ci am li ma ci jàppit mooy donte ne amoon na coow yu fa amoon mais terewul processus bi dem na ba yegg c'est-à-dire tenir nañ la rencontre ña fa waroon jël kàddu jël nañ kàddu feuille de route bi établir nañ ko léegi nag mu des ñu jublu ci liggéey bi ak it ay nit yu jóg dox ci pour que yenn yi nga xamante ni ay ñagas-ñagas la ci diggante ay responsable ñu lijjanti ko mu féetee boor parce que kenn ku ci nekk ci ñoom Abdoulaye Wade mooy sa kilifa Abdoulaye Wade nga gëm te jàpp naa ni it amoo intérêt pour mbir mi yàqu donc nag dinañ ci def suñu kéemtalaay kàttan dox ci ba nga xamante ni ñagas-ñagas dootul amati ci diggante ay responsable su ma déggee li ngay wax mooy démb xëy na àgguma ci laaj bi au profond mais ci pëccëxoo la mu joxe également ñu bëri dañu am déception ci parti démocratique sénégalais comme ni nga ko waxee nekkul n'importe quel parti parce que nekk ngeen au pouvoir pendant 12 ans mais dafa mel ni daal yéen coow daf leen topp rek maanaam yéen fépp fu ngeen dem rek coow li ak xeexoo bi ak xëy na yeneen yi moom mooy gën a bari que réellement li ñuy xaar ci yéen. waaw xam nga le PDS depuis sa création en 74 mosuñu jóg ci lii c'est-à-dire ci léeg-léeg coow léeg-léeg pëccëxoo parce que dimension parti bi la dama ne la mënoo gis fi ñu toll ni tembe ci réew mi benn parti bu jóg nan day structurer ay instance am amuñu sax instance bu koy structurer fa seul le PDS étant dans l'opposition moo jóg ne ci 45 départements yëpp ak diaspora bi fu fa samay structure nekk danaa ko renouveler defaraat ko fu ne ñu xam ku ne fu ne lan la fa nit tekki dañuy jaay ay carte ay militants ban parti nga gis mu jóg pour réorganiser wala pour restructurer loolu li muy wane encore une fois mooy dimension wu PDS le grand parti qu'il est léegi nag ci biir parti boobu du ñàkk Mourad Ndiaye wala Adama kenn ku ci nekk di responsable natt boppam ba mat ko jàpp ne moom mii lu ñuy doxal moom ci moom la war a jaar wala moom moo ko war a doxal du ci ñàkk mais mën naa wax ni ñi nga xamante ni ñëpp ñu ngi agité wu ku ci ne Abdoulaye Wade nga gëm ça c'est sûr léegi nag li des mooy toog waxtaan ku ne xam fi sa mission commencé ak fa sa mission yam et je pense que loolu bu ñu ko defee rek le problème sera réglé. loolu moo amul à la surprise tout le monde parce que waxtaan boobu nga wax amul ensuite pourquoi le fait que le maire ki nga xam ne mooy Bara Gaye ñëwul rek coow li bari lu xew justement moo xew ensuite lan la ñu mën a tënk comme nee nga yow mbir mi àgg na
ba li ngeen bëggoon ko waroon wax ba processus bi jeex na lan lañ fa mën a jël lan nga ñu mën a expliquer askan wi. léegi ci tënk li ma la mën a wax mooy. installé nañ commission bi dinañ ko xaaj par délégation yi dinañ xaaj le territoire national en 4 parties fu ci ne dina am délégation yu fa dem pour expliquer réellement naka la processus bi di demee. dinañ wax it njëgu carte yi mi ngi jar téeméer président Abdoulaye Wade subventionné 300 yi donc militant bi 200 lay débourser pour am carte am. secteur bi ñaata nit ñoo koy composé donc secteur bu nekk 100 personnes ñoo koy composé ci 100 personnes yooyu ndax bu ñuy monter secteur yi 100 personnes yëpp dañuy ñëw teew ñu ne 60 personnes yi bu ñu teewee 40 personnes yi bu leen neexee mën nañu wut procuration c'est-à-dire mën nañ leen a teewal. donc yooyu ay détails la yoo xamante ni ci biir processus bi faw ñu expliquer ko nit ñi ba mu leer donc pour man am na avancée bu am. donc loolu day continuer dañuy dem un peu partout au niveau du pays pour que vraiment li nga xamante ni mooy processus su vente ak placement de carte yi renouvellement des instances lépp yegg ba à son terme. ku ne renouvellement ku wax jaay carte mooy mu mel ni da ngeen di bëgg na tar seen bopp donte yaa ngi naan yéen fi nekk grande partie comme ni nga ko waxee mais loolu ñu bëri jàpp ne wan ne na wax la rek coquille vide la PDS parce que la fa fàqe dafa bari la fa dem dafa bari te toog ngeen lu yàgg mu am liturgie boo xam ne daanaka yëngatuwu leen daanaka sax ngeen nekk benn parti bu moribond boo xam ne daal dundu wereyaan ngeen dund deewu leen dundu wereyaan léegi loolu lan ngeen ci jublu réellement ndax dafa am lu ngeen di pare. xam nga kenn ku nekk ak sa interprétation xëy na yow loolu sa xalaat la mais du sama xalaat man du xalaatu ñi nga xamante ni ñu bëri ñiy suivre actualité politique donte ne bokkuñu fi nga xamante ni mooy parti démocratique sénégalais dama la wax tout à l'heure ne la depuis 74 li parti bi subir ci ay wor ay trahison demoon nañ ba nga xamante ni mais Abdoulaye Wade li mu subir ci ay wor ak ay trahison dans l'histoire politique du monde entier nit musu ko subir ça dama koy wax et xam naa bu baax li may wax je m'explique. amuñu droit dem nekkoon fii nekkatuñ fii wala gis feneen fu ñu war a dem ñu dem fa amuñu si droit. su ma la expliquer di nga comprendre dama ne la en 2000 bi ñuy dem au pouvoir élection yi ko jiitu 98 élection législative amoon nañ 21 députés bi ñuy dem au pouvoir parti socialiste jënd na député yi ba mu des ñett te ñennet ci ñoom. bi ñu demee au pouvoir président daf leen a accepté waat bi ñu nekkee au pouvoir sur plus de 50 ministres cinquantaine de ministres li des jamono ji ànd ak président Abdoulaye Wade ni matuñu ñaar lañ donc man su ma waxee ne li mu subir ci ay trahison ci ay nit yoo xamante ni tey ku la yeewoon ne la Souleymane Ndéné Ndiaye dina bàyyi président Abdoulaye Wade nga weddi ko mu leen defal loo xamante ni ñoom ñoo toog wax ni président Wade li ñu defal suñu ndey suñu bàyyi defaluñu ko donc tey ñooñu bu ñu xëyee ci loo xamante ni amul benn base légale xëy bàyyi Abdoulaye Wade dem yu mel nii nga xamante ni moom nga wax tout à l'heure yàgg nañ ko dund kon mais est-ce que mës na tax ñu ne PDS fay na PDS amatul bànqaas PDS amatul structure PDS fonctionneetul nañ jël rien que le départ la ville de Thiès wax ma 2012 ak tey opposition bi fi gën a taxaw ndax gis nga lu ñu fi doxal te parti démocratique sénégalais bokku ci mais donc loolu kay ça veut tout dire. yaa tudd département bu Thiès yaa tudd ville bu Thiès fii moom da ngeen fee dee wet kenn déggatul PDS ci lenn. du activité du dara waaw kenn xamul nag lan la. wala yow bu fekkee am nga ci ay leeral. bien sûr notre président Abdoulaye Wade premier cas coronavirus bi ñu ko amee dañu nañu dakkal lépp luy activité PDS boobu fekkoon nañu tàmbale processus bi lancement de carte bi ñu suspendre lépp mu ne permanence yëpp nañ ko tëj amul réunion amul rassemblement parce que tout simplement Sénégal moo ko ñor ñu arrêté lépp bëri ci démb bi mu bindaatee note ne nañu reprendre les activités du parti mais yow yaa ko waxal sa bopp actualité bi PDS ngay dégg. non bu dee actualité moom fi mu Sonko moom moo fi nekk kooku moom Sonko la ñu fiy jàpp ne moom mooy le seul opposant actuellement qui s'oppose. mais yéen moom yéen a ngi yeneen définiral ma la mooy opposition. qu'est-ce qu'une opposition qu'est-ce qu'un opposant c'est que tant que xamuñu définition opposition
mënuñu wax ne diw mooy opposé wala diw mooy opposé wu. Abdoulaye Wade bi mu perdre pouvoir bi ak tey 2012 ak tey ñaata at moo tegu ci ay li mu atam. vous pensez que li mu nekk di def nii pour poche boppam moo tax vous pensez que li mu nekk di def nii pour intérêt boppam la. pour intérêt doomam. nit ñi bëri comment ça pour intérêt doomam ani doomam. ani doomam est-ce que présentement Karim Wade au Sénégal li Sénégalais yi di dund jamono yi muy mettit bi est-ce que Karim mu ngi fi pour dund ko. loolu yow lañ koy laaj. waaw mais moom laa dama la ko moo waral la plupart su fekkoonte ne doomam ci loolu muy doxal loolu muy nas noonu nga xam ne lépp day aboutir ci doomam mu jël ko jëbal ko parti bi mu dem toogee ne loolu ñu bëri moom la ñu mënut a comprendre. doomam bu waree jiite parti bi ñoom ñoo ciy décider ñooy décider jël Karim Wade def ko secrétaire général. mais au PDS amul kenn kuy décider Abdoulaye Wade mooy décider c'est ça le problème. ah non loolu nga jàpp bi ñu waree def candidat Karim Wade mais dañu demander à ce que fédération yëpp ñëw kenn ku nekk voté man jour boobu j'ai voté pour Karim Wade. ah mais dañ ko imposé. déedéet fu mu clignoté ngeen yëpp ngeen clignoté fa. vote bi yow da nga ko faral di wax mu lii weex na wala ñuul. Ibrahima le vote est secret kenn ku nekk booy voté mënuñu xam ba xam man yow laa voté wala Mourad laa voté parce que ci enveloppe la ñuy def teg liste teg candidat yi nga jël dugg ci urne bi dugal ci enveloppe ñëw fekk kees gi fi mu tegu nga ñëw voté ñu pare dépouiller wàññi Karim Wade gagné. donc du Abdoulaye Wade mooy imposer Karim Wade waa parti démocratique sénégalais mais waa PDS ci boppam ñoom ñoo tànn Karim na ko moom mooy seen candidat donc ci siège boobu la ñu nekk ñun am na loo xamante ni suñu fulla ak suñu fayda suñu mat daf ñu ko tere daf ñu tere ñu nekk ay suivistes. mais loolu lépp lu ñu teg dinañu xool. ñi fippu dem la plupart civisme boobu la ñuy bañ mais ñi fa des la plupart dañu naan ñoom lu neex Abdoulaye Wade ak Karim Wade neex na leen. waaw ba tax mu nekk Qatar di bëgg a naan day diriger PDS à partir du Sénégal. c'est-à-dire man fii ma toll nii tembe man Abdoulaye Wade mooy sama secrétaire général Abdoulaye Wade man mooy sama secrétaire généralu parti Karim Wade mooy suma candidat donc orientation Abdoulaye Wade. ci loolu laay nekk ñi fippu dem mën nga ci revenir cas par cas bu la neexee indil ma cas par cas ma wax la li tax li mu def il a eu tort teguñu ko ci lenn te ak lu mënti xew ñooñu mënuñu am raison ci ñun ak lu mënti xew. mais loolu tax na parti bi aussi na sax. nu mu nas mais déggoo li ma la ban parti moo jóg pour réorganiser ces structures. bu jëlee le cas de Thiès fii ñi fi nekkoon ay kàngam nekk ci PDS bari na car macha allah parce que Thiès. bul fa mais léegi kàngam yi lan moo leen yóbbu dama ne. Thiès moo nekkoon bastion du PDS. kii combat yëpp Thiès fii la ko Abdoulaye doon dama ne mais tey jii c'est le contraire. le PDS baobab la guy la kenn mënu ko déraciner maintenant ci biir guy gi mën naa am ay. feuilles mortes guy ci yàggaay mais guy gi commencé na fënax. waaw dafa manque non guy gi mënta fënax boo demee lycée Malick Sy tey guy gee fa nekk tey la ay renam gën a dëgër. kenn mënu ko daaneel ci guy gi nag dina am ay xob yoo xamante ni day wow ba lax yooyu bu wooyee ba lax bu benn ngelaw ñëwee xob yooyu dañuy wadd mais ci wetu xob yooyu dana amaat yeneen xob yoo xamante ni dañuy jebbi mooy arrêt boo dem dina am ñu wàcc am ñu yéeg Thiès. yow doon nga imaginer ñu nekk au pouvoir ba 2020 nga dégg ñi ngi fi dégg yëpp ne quitté nañ PDS ñu dem. mais nit ki bu fekkente ne yow sa intérêt crypto personnel moo la ñor sa loo def sa poche ak sa biir moo la ñor noo defaree say mbiru bopp yow moo la ñor mais bu parti bi nekkatul au pouvoir amatoo fa intérêt kan moo xalaatoon ñu toog ba ay responsable jóg di attaquer président Wade ci loo amuñu si droit amuñu seen gis-gis comme ni ngeen di attaquer nii en ce moment. non man xam lekk la xaalis la nangam ñoom ñoo ànd ak PDS ñu dem ba gis ni ñoom nii ils ont d'autres ambitions am nañu ambition teg. xanaa ambition yi tey la. waaw mais c'est normal. waaw moom laa damaa bëgg a def Abdoulaye en aucun cas mënutul nekk président de la République. mais nootul nekk c'est que ñu def leen ndànk. il faut que ñu def la part des choses. Ici on parle de secrétaire général du PDS ñun nous sommes des libéraux man Abdoulaye Wade ci politique moo ci sama sëriñ moo ci sama kilifa Abdoulaye Wade moom ci ay orientation ay ndigalam ak doxalin bi mu bëgg man ci loolu laay nekk ak ñi nga xamante ni ñoom laa àndal ci biir su ma ci gisee lu ma mën a defar man loo xamante ni yàqu-yàqu la ma mën ko defar du ma tàggu président Abdoulaye Wade dama ciy dox
parce que lépp damay jàpp ne intérêt parti bi la su ma ci gisee loo xamante ni jàpp naa ni lii sabotage la dama koy wan ginnaaw parce que luy defar luy yàqal Abdoulaye Wade man bokkuma ci mais li ma la mën a wax mooy ñi nga gis tey. mais Abdoulaye Wade si waxam moo yàqal boppam. Abdoulaye Wade si waxam moo yàqal boppam. c'est méconnaître Abdoulaye Wade. parce que tout simplement su fekkee ne bëgg imposer doomam bi nga xam ne nga ne mooy seen candidat la wax nga ko sànq say wax moom néew fi sax ci ban élection la war a bokk. c'est ça le problème. ensuite candidat boo xam ne yow néewoo fi. kañ lay campagne ba war a mën a gagner. dama bëgg ñu régler. après ñu avancer bi ci njëkk mooy bàyyil di wax ne Abdoulaye Wade mooy imposer wul dañu ne dañuy dem élection présidentielle PDS dafa war am candidat ñu ne yow Ibrahima Ndiaye membre PDS nga responsable nga am nga droit ñëw ne da ngaa bëgg a nekk candidat parti bi ñu ne Mourad am na ci droit ñu ne Ndiaga Diaw am na ci droit ñu ne Karim Wade am na ci droit Bara Gaye am na ci droit ak j'en passe ñu ne léegi ñi bëgg a déposer seen candidature nañ ko indi ñu indi ñëpp ñi bëggoon déposer ñëpp indi seen candidature. ñaar candidature la woon. bari woon na ëppoon na une dizaine ci 10 yooyu am ci ñoo xamante ni man ak Ndiaye ni ñu xaritoowee rus naa dem ak moom ay élection léegi man bàyyi naa sama candidature dem naa ànd ak Ndiaye ñu dem ba mu des 3 wala 2 candidatures su ma fàttewul 3 ils étaient 3 ñu dem élection Karim Wade am plus de 90%. lay démocratie mooy bu ñu la gañee nga accepter dem ranger wu ànd ak ki gagné c'est ce qu'on a fait donc du Abdoulaye Wade moo ñu imposer ñun ñoo tànn léegi loolu problème boobu c'est réglé beneen bi mooy ki ñu tànn ndax mate na ko wala matewu ko loolu mooy question bi est-ce que Karim Wade mii suñu ko tànnee def ko suñu candidat. nii day naan matewu ko parce que il a déçu parce que tout simplement un opposant wala kenn koo xam ne il a des ambitions politiques nekk bitim réew boobu léegi mënul fexe ba ñëw dëggal boppam loolu moo jaaxal ñu bëri. waaw mais loolu ba tey jotewul ak ñàkk koo mate gi dama ni ay capacité ci capacité yi laay wax man moo paree après dinaa ñëw ci li nga wax nii est-ce que ses compétences xarañam jot nañ ko ñam am na lu mu fi jot a def. est-ce que doy na pour ñu dénk ko parce que aussi préalable dafa am solo jaar-jaar fi mu jot a jaar xam nga tey ku mel ni Mansour Faye tey boo jógoon ne da nga koy dénk réew mi Sénégalais dañuy jóg taxaw parce que dañ naan préalable yi teguwul ci yoon. ah oui yaa ngi tooñ. mais c'est la réalité. mais Mansour Faye dañuy comparé ak ki nga xam ne moom mooy Karim Wade wala yooyu yëgul loolu. moom la ñuy bëri moom la ñuy comparé ci gestion ci portefeuille ci responsabilité ak gestion bi lépp Karim lu tax ñu yóbbu kaso yow tamit. léegi fi la ñu fekk. gestion bi bu fekkoon dafa clair ak yooyu lu ñu koy yóbbee kaso yi tamit lañ ko reproché. dama bëgg. nga def le bilan nga laaj. préfet les préfets des départements ku ci ne defal la bilan wu li état waroon a yóbbu ci département bi. ci gestion Covid bi ak lan la ñu recevoir ñoom mais ki taxaw ne bu ma OFNAC woowee du ma wuy ji parce que xam na ni moom li mu def teguwul ci yoon te OFNAC war na ko woo beneen bi ci des seen o bii il faut le dire Mansour Faye moo leen fi indi man feebar naa 10 jours ci rootum ndox parce que Cité Malick Sy ak seen o matul 3 kilomètres te ñun mënuñu fexe ba am ndox te moom moo fi jëlee SDE au moins ak SDE daan nañ am sax ndox guddi ba guddi mais fi may wax ak yow nii pour des raisons crypto personnelles pour ses intérêts personnels moom parce que am na lu mu amoon moom ci contrat boobu pour dàq pour jëlee fi SDE indi seen eau. Suez bi am na luñ ko ci dig wala luñ ko ci waroon a jox. moo tax mu sacrifier sénégalais. d'accord nga bëgg ko tëkkale koo xam ne. bi mu yoree ministère coopération internationale Sénégal yëpp d'accord nañ ni li fi dugg ci milliards ci ay relations ak ci xarañam ak ci mën a monter dossier musu fi dugg de 60 à 2012. parce que mais ma ñëw déedéet yemuma ci. 4 ministères la doon gérer 4 ministères ñëpp xam nañ ne bi Karim di jël courant électricité nekk 4 ministères nu ko benn nit di gérer ci ñaar Sénégalais ne fi am compétence. waaw dégg yu mu am wala yu ko raw. dama ni 4 ministères. waaw léegi yow booy évaluer da ngay évaluer ci ministères yi. lan la ci def ci tuuxi duuna lan la ci def lu mu warul woon def lan la leen yàqal ak lan la leen defaral
ba fi may wax ak yow tëj nañ ko ci kaso mais kaso bi ñu ko tëj. neewuñu ko da nga luubal. neewuñu ko ci ministère yi nga yoroon daf ci am benn ministère boo xam ne dañ ko vérifier mu manqué 1 franc waxuñu ko ne ko ni nga doon doxalee réew mi li ñu la joxoon ci ñeenti ministères yi. bi ñu ko xaymawee dañoo jàpp ne da nga cey jël 2 milliards wala 7 milliards dugal sa poche au contraire lépp dañ na ko. c'est nickel mais autant yow ni ngay leeralee ni ngay seetlee Karim Wade autant tey militant wu APR bu fi toogoon noonu la si seetlee deru. non mais dama def la pat léegi. c'est ça le problème xam nga loolu mooy problème Sénégal. xam nga li ma la wax da nga koy dindi lépp lu bokk ci man baax na. lépp lu bokk ci kenn li ma la wax da nga koy dindi da nga naan ma li nga wax nii amul. soo ma waxee ne ma li ma wax amul. nga indi amul benn propos bu tax ma lay naan amul. waaw donc la mais en tout cas mais yow yaa ngi ci dëkk bi dama ne yaa ngi Sénégal yaa ngi ci réew mi li fi xew yaa ngi koy xam su fekkente ne li ma wax ne Mansour Faye loolu la defu ko mais yow ci sa bopp xam nga ndax am na wala amul danga naan ma amul dama ne la Thiès li fi waroon a ñëw ci dund 60% yi ñëwul. et dans tout le pays département boo fi dem li ñu fa waroon yóbbuwuñ ko fa. d'accord loolu parenthèse woon ñëw si Karim bi nga doon layal ne moom vraiment compétence yi am na ko mais le fait que aussi mu des bitim réew ba léegi ñëwul. c'est ça mais loolu tamit. beneen mbir la boo xamante ni inquiété na militant yu bari. ah oui mais man dama ni man Ndiaga Diaw man. Karim Wade sama kilifa la sama waxtaan ak Karim bokkul ci ñibbisi moom mu ñibbisi da ngay ñibbisi. looy ragalee moom mooy ñibbisi. non ragalu moom ne dama ni bokkul ci sama waxtaan ak moom Karim kañ ngay ñibbisi. Karim da ngaa war a ñibbisi. ah mais loolu léeg-léeg ma dégg. soo ko waxul lan nga war a wax exactement foo xam ne ñëpp ñu ngi lay réclamer. ñëpp bëgg xam nga lu ma koy wax. waaw man ci liggéey bi ma nekk di liggéey. waaw bu ñibbisee mu ñëw fekk fi lu visible. kon yow mi yaa ngi liggéey nii xanaa fer ngay liggéey mais du si biir Thiès parce que nous sommes des témoins également des observateurs yaa ngi liggéey yow mi nii non Ndiaga mi nu xamoon ak tey wuute na liggéeyoo. non mais lan moo liggéeyoo. Ndiaga xam nañ la bu baax yow ba ngay liggéey. lan moo tax nga invité ma ci plateau. parce que voilà pour wan la lu tax Ndiaga noppi dëgg du ko autant pour Ndiaga autant yéen membre PDS yi lu mel nii. léegi rien que je prends en témoin. sa caméraman bi lu mel ni Mbaye Sédien. je prends en témoin dafa naa rek waaw. damay jël en témoin sa caméraman bi Adama nekk Thiès Info. maanaam ci émission yi nga xamante ni ñoom yu mujj yi. soo demee Thiès Info di nga ma ci fekk da maanaam daanaka chaque 15 jours wala chaque weer rek ma fay fekk. dafa naan loolu benn liggéey daal damay ñëw benn la loolu benn la. beneen bi ci des muy yeneen site internet yi bu ci ne. boo ci demee di nga ci fekk samay sorties yu récente nag laa la wax beneen bi ci des. Abdoulaye Wade moo waxoon ne nañu suspendre les activités mais avant muy wax pour ñu suspendre ko amul ci dëkk bi lu fi xew loo xamante ni soo demee doo fa fekk ñun ñu ñëw teew fa représenter fa le parti. yéen ñaan ñun waa PDS. mais PDS fii à part yow kenn nekkatu fi non ñi ay vieux lañu vraiment ay sage lañu. non def luñu benn liggéey à part yow parce que PDS lañ ko wax de. non li fi doon yëngal wala li fi doon tane di jàpp di wax di nga xam ne ba mu ci nekkee ci PDS. muy Mouhamadou Lamine Massaly moo fi nekkoon vraiment di à chaque fois dañ doon am activité da nga juum. lu tax mais fii li ñu fi organisé yéen yàgg ngeen ñëw suñu permanence di couvrir suñuy activité yéen leer na leen ni groupe moo doon liggéey du benn nit te ba fii may wax ak yow. peut-être man dama ci gën a ñemee média yi di génn di ñëw di wax. en tout cas seetlu nañ daal ba mu rëccee ko ba léegi daal. fii PDS. non mais loolu moom loolu soo ko waxee. constat la bu ñuy def non mais du constat boobu du constat bu réel. parce que ñun aussi ñu ngi ci dëkk bi mais. xanaa dañuy laqatu léegi di liggéey sans la presse. non comment ça ñu ngi laqatu liggéey yéen xam nga yéen Walfadjri couvrir leen toutes les activités aussi. parce que fu ngeen di xew leen woo ngeen. franchement pour la vérité. yéen jamono yi may wax ak yow. waaw ni seen liggéey bindoo. mënu leen dem di couvrir toutes les activités. waaw mais lu ñu yëgul aussi du ci ñu koy même bu ngeen ko yëgee aussi demu leen couvrir ko parce que du lépp ngeen di couvrir man li may wax je pèse bien moom ñun amuñu ay moyens comme ni ko régime en place bi amee pour que Walfadjri di couvrir toutes ces activités. kon xanaa Marcel boo doon moyens yi kon. waaw mais loolu. peut-être en tout cas vraiment bu mu fay nekk vraiment au santé benn PDS bu vivant à Thiès. mais léegi moom PDS bu moribond. tey la PDS tey la dama ni. Mbaye Sédien Pape Moussa Diop dama ni Guèye Sarr mais yow yaa ci ndaw. yaa ko waxal sa bopp di leen jàppale mais ñooñu moom vraiment
voilà dama rien que tey soo demee ci PDS commune Thiès Nord di nga fa fekk ay kilifa yaa ko lim léegi yaa wax ñoom Maysa Ñe yaa wax ñoom doyen Saliou Mangane sénateur. ñoom Demba Ndiaye. yaa leen mi ngi fi mais. moo tax ma ne ñoom le doyen les jeunes ñoom Ibrahima Tall ak ñoom Sidi Ndiégène ñoom Bara Faye. non yaa ngi deqal ay nit fu mu nekk nii. non pas deqal ñu xamante ni ñu ngi actif bari ci démb Thiès Est def nañ assemblée générale bu mag président Pape Moussa dirigé ko ak ñoom Magaye Sarr ak ñoom Mame Baldé ñoom Awa Diarra Diény. Abdoulaye Wade moom moo doy PDS à Thiès. non defal naa Idrissa Seck génn ci parti démocratique sénégalais section yëpp la desul section yëpp pour moom jàpp na ne ku section yëpp Idrissa Seck la ñu àndal. waaw d'accord léegi. mais nag loolu loo koy bi mu ko dissoudre. waaw booba jamono man bokkuma PDS xaw dugum politique ma sax. très bien à l'époque. très bien yaa ngi doog wax nag yaa ngi laa doog laal question bi. waaw mais boobu dama ko PDS ci loolu c'est récent. dégg nga li mu la. kon yow PDS ñaata nga man PDS pratiquement 2006 2007 laa ñëw jàppale président Wade ci deuxième tour man du ma politicien. Abdoulaye Wade laa bëgg gëm ko dem dugg ci partem di ko jàppale. dëgg la. musuma ci am nomination musuma ci am benn ndombay tànk au contraire ay kii laa ci am ay coono laa ci am. dàq ma aéroport des fois arrêté yóbbu police aw ma ci dara. mais reconnaissance bi Abdoulaye Wade am vis-à-vis de man nga xamante ni tey sama baay bi muy génn àdduna c'était en 2016. 1 an 6 mois après. Abdoulaye Wade ñëw Sénégal ñëw sama kër jaale si ma. c'est que yooyu man. ci la nag nga jàpp ne yow fu mu ne nii PDS Thiès moom yow la ndax boobu dafa ñëw légitime la. même bu fekkee ne si kayit yi ak vote ak yooyu yëpp Abdoulaye Wade yow rek la ñëw fii Thiès mujj ñëw fii Thiès. ñëw dugg ba sa biir kër. nga naa ko jàpp ne yow PDS moom sans yow fii Thiès moom da existe. déedéet. ah oui je n'ai jamais dit ça au contraire. xoolal da nga doon doxalee. soo laajee les responsables yu PDS yu Thiès yi nga xamante ni c'est des responsables qui connaissent le parti. nekk ci di ci liggéey di ko dund. ku ci ne soo ko laajee soo ko tàllalee micro dina ne la Ndiaga Diaw ku ñu jox cër la jox ñu respect fu mu ñu fekk ormal ñu. Abdoulaye Wade kay moo la njëkk a jox cër boobu ñëw. man change non man colonel ñaa ñoom ñëpp mu ñëw romb mag ñoo ñëpp. waaw mais xëy na dafa am loo xamante nii peut-être yàlla moo koy def. man ñu yàggoo ci parti bi am ndomba tànk yi yëpp. waaw mais yow dégagé ñëpp. ba finalement yow amatoo sax koo opposé wala koo xeexal sax si parti bi. ba bi fa la jaaree nag. man en fait soxlawuma pour opposer wala pour xeex ak qui que ce soit man li ma bëgg mooy rassembler. rassembler woo de yow mii rassembler woo de. PDS à Thiès mais PDS Thiès mais ku xam PDS Thiès. mais waaye léegi man soo ma dégloo dama laa commencé sànq ci ay section dama ne la tey foo jëm ci 15 communes yu département bu Thiès foo fi dem am nañ fa. structure bu dëgër bu taxaw buy liggéey. rien que dans la ville de Thiès wax naa la léegi Thiès Est wax la Thiès Nord Thiès Ouest tey soo ñëwee de grands responsables ñoo fa nekk tey foo ci dem boo demee tey fu mel ni Thiénaba di nga fa fekk ñoom Gora Ndiaye ay jeunes fekk fa ay ñoom Khalifa Anne ñu organiser la parti di ko doxal foofu soo demee Diender fekk fa monsieur le maire Alassane Ndoye muy maire bi ba pare yor le parti di ko doxal et j'en passe mën naa lim fu ma lim Xombal Touba Toul Ndiéyène Sirakh Tassette Noto ci Fandène Pout Kër Moussa fépp am nañ fa ay structures yu dëgër yuy fonctionner di dox mais ñu ngi ci liggéey vente ak placement bu ñu paree Sénégalais. vente ak placement bi la nga si jublu ak kan ngay tàmbali loolu nga xam ne moom coow la mujjee. kan ngeen di commencé. dama ne lay réunion bi egg na. yow kay dinañu chronogramme bi su génnee. man dinaa ci def ay copie di nga ci jot ñoom ñëpp presse thiessoise bi yëpp dinañ ci jot. mais li ma la mën a xamal mooy. te commencé waat liggéey quoi parce que depuis quelque temps liggéeyoo. Abdoulaye Wade moo ñu arrêté la woon liggéey bi. avant loolu sax. déedéet ki nga xam ne Thiès dama ne avant loolu ñu ngi tenir c'est que du réunion yëpp la ñuy convier la presse. du activité yëpp la ñuy convier la presse encore une fois presse dañ koy soxla woo ko mais li nga xamante ne dañ koy def te soxlawul presse mais jarul woo presse nag Ndiaye wala da ngaa bëgg. d'accord da ngaa bëgg bu ñu amee réunion permanence ñu woo presse. seen permanence ba kay ay ñax ak ay mbóot ay mais non attends su la neexee
xanaa di ngeen tàmbali ko à partir de semaine su la neexee suñu jógee fii. dama ne la man sama kër. ñu dem filmer ko sama kër am na ñax parce que ci nawet lañ ne. loolu jaga mais oui jaga dama gën a ko mais oui sama kër am na ñax. yow nga xam ne. yow nan la ñuy nekk saa yoo ñëwoon. waaw. non mais PDS. mais dama ni non mais PDS à Thiès. Ndiaye il faut c'est que da nga may répondre dama ne fi may wax nii. permanence ba mënul mel comme ni meloon avant 2012. loolu buñ ko xalaat. du tax parce que ñi doon ñëw 2012 du woon conviction moo leen indi woon. dëggal lii rek. mais loolu mooy réalité. yaa ngi xaajale encore yaa ngi ñoom sax du ñu am envie ñëwaat. ñi doon ñëw dama ni dàquma kenn li fi nekkoon moo fi ne. mooy parti bi parti démocratique sénégalais la tudd moom la tuddoon démb ak bërki dem Abdoulaye Wade moo nekkoon secrétaire général bi moo ko nekk ba tey donc ku ñëwul yow yaa bëggul ñëw ku toog yaa toog léegi ñi doon ñëw parce que am na luñ fa yaakaaroon loolu gisatuñ ko mais dem nañ toog ñun nga xamante ni mosuñu ci am dara tey ñu ngi continuer di garder suñu ngor toog fa ak ñi nga xamante ni ñoom lañ ko bokkal donc am na loo xamante ni responsabilité personnelle nit ki la engagement wu nit ki la ku ci ne yow yaa jël say responsabilité ëllëg it kenn ku ci nekk yow yaa rendre compte en tout cas man li ma jàpp man. mooy tey PDS Thiès taxawaay bu mat sëkk la am ci dëkk bi ba pare nit ñi dañu jox cër respecté ñu fonk ñu fu ñu romb nga gis ay nit yu génn ñëw di la nuyu di la naan la vraiment ñun yéen dañ leen a respecté dañ leen a jox cër parce que lii ngeen def c'était pas évident. Abdoulaye Wade toog ci réew mi continuer di sàmm sénégalais di xeex pour seen intérêt barki dem bi ñu génnee policiers yi fii dafa dem armée force de l'ordre yi doon xeex foofu terme sud. dafa envoyé délégation mu dem seeti leen. responsable yi ñu am Thiès ñu am ay dëj. yëpp wala responsable yi ci génn àdduna Abdoulaye Wade yónni na ay nit ñu ñëw def le tour dem jaale ji leen.